Cheikh Omar al Fouti moom bi mu fi nekkee temps wu colon yi ñu ngi fi woon. maanaam tubaab yi. relation bi mu amoon ak ñoom. ban relation la. waa xam nga Cheikh El Hadj Omar Fouti avant loolu dinaa la wax ni la bi mu jógee dans le Soudan dafa continuer vers l'Orient. boobu am na lu muy jëli. xam nga boobu lan la doon jëli. ah gratu xalif général de l'Afrique occidentale pour propager la Tidjaniya pour aussi tamit fetal jihaatam te boobu fekk na Cheikh El Hadj Omar Fouti dund na ak Cheikhu Tidiane 17 ans ci année solaire. waaye 18 ans ci année lunaire dund na ko ak Cheikhu Tidiane ci kaw suuf. maanaam Cheikh Omar judd na ba am gane na àddina ba am 18 ans Cheikh soog a nelaw. waaye gisewuñ ci zaahir gisewuñ ci zaahir léegi Thierno Mouhamadul Ghali. Cheikh Mouhamadul Ghali. moo gisee ak Cheikh Omar. gise nañ ñoom ñaar waaw mais ci baatin avant ñuy gisee dafa tëdd ba guddi moom Ghali mu gént booba Cheikhu Tidiane a ngi dund ak Mouhamadul Ghali mu gént di jox wir di Tidiane imam Mahdil Muntazar moom Mouhamadul Ghali bi mu yeewoo ci fajar mu dem ci zawiya Cheikh dafa dugg rek Cheikh muñ Cheikh Tidiane muñ dafa dugg rek Cheikhu Tidiane muñ mu ni ko Ghali lan la xanaa sa géntu biig gi dalaa jaaxal te waxagu ko dara. te boobu Cheikhu Tidiane mi ngi dund ak moom li ma lay wax nii lu yaqzatan la nekkul ay dafa génn àddina mu gént ko déedéet dafa dund ak moom. mu ni ko daf maa jaaxal parce que dama gént di jox wirdu Tidiane imam Mahdil Muntazar mu ni ko lu la ci jaaxal parce que ki ngay jox wirdu bi dafa ñuul. Ghali ni ko waaw loolu de jaaxal na ma mu ni ko kooku mooy Omar ibn Saïd Cheikhu Tidiane moo ko wax Mouhamadul Ghali. kooku mooy Omar ibn Saïd waliyu lay doon sama taalube lay doon du nu gisee nag ci jamono ci zahir waaye dinañ dundandoo jamono waaye yow lay giseel yow Mouhamadul Ghali lay giseel mu ni waliyu lay doon nag woo xam ne day amee maqaama imam Mahdil Muntazar Cheikhu Tidiane moo wax loolu Ghali mu ni bu ma génnee àdduna nag na nga jóge fii nga dem Madinatul Munawwara kooku ndigal la Cheikh Tidiane moo jox Mouhamadul Ghali ndigal boobu ni ko parce que sama taalube boobu dana fetal jihaad te buy jël si secret bi yéen a ngi war a daje maqaama Ibrahima ci ardu Hijaaz ci Makkatal Mukarram foofu ngeen war a daje. mu Cheikh Tidiane mu yëkkati Jawaahirul Maani jox Mouhamadul Ghali ni ko di ngeen daje bu la laajee lii lan la ne ko Cheikh Tidiane la ko dénk muy Jawaahirul Maani mu ni Mouhamadul Ghali bu la Cheikh Omar laajee ba kañ na nga ko tontu ni ko ba yawmal qiyaamati. te loolu jamono andi na ko moo tax Cheikh Hadj Omar Fouti bi mu jógee kii Nigéria dafa def direct vers l'Orient mu ñëw ba ci dëkk bu ñuy wax Qahira muy le Caire mu def foofu escale te Cheikh Omar daawul dugg noonu rek dëkk foofu nag def na fa xalwa boobu mu fa def nag fa la tëdd ba guddi ñu ni ko Misra kenn du ko traversé te amuloo ku la garantir waaye yow ki la war a garantir mooy Mouhamad al Maghribi booba notable bu mag la fa woon nekk ci cour royale Mouhamad al Maghribi moom mënuñu wax fi mu jaar ak Cheikh Omar yépp waaye bi Cheikh Omar laajtee palais bi ba yegg si ci bunt bi dañ koo téye waaye dafa nuyoo ci kaw asalaamaaleykum bi mu nuyoo ci kaw Mouhamad al Maghribi fi mu dekk ci biir palais bi mu dégg Cheikh Omar nuyoo tontu bu ko ci nuyoo de dollewu ko nuyoo de dafa laaj ko kan la bi mu laajee ko kan la ci kaw Cheikh Omar ni ko man la Omar ibn Saïd mu posé ko directement question grammaticale. waaw ñu ni benn aaya alquran la ko jox fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran mu jël ñaari al usri yooyu tëgg ko Cheikh Omar laaj ko muy une question grammaticale Cheikh Omar daal di tontu loo xamante ni moom Mouhamad al Maghribi bi xamu ko woon mu ni garde bi bàyyil jëmm jooju te nga ommat ko mu ñëw fi ma nekk loolu moo def nekk seen muamala moog Mouhamad al Maghribi du xaj ci émission bi pour mu mën ko détailler lépp waaye daal xam naa ni defal na ko fête boo xam daf ko invité ak boroom xam-xamu Misra yi bi boroom xam-xam yi teewee foofu Mouhamadul Ghali kii Mouhamad al Maghribi dafa teral Cheikh Omar parce que luy xeetu lekk ak naan indi na ko ba pare nag ñu teg Cheikh Omar 9h du matin yoor
bi yor bi tàmbali 9h du matin ba 14h de la journée ñoom ñooy laaj Cheikh Omar di tontu. te luñ ko laaj mu tontu ko luñ ko directement laaj sans mu hésiter. tontu ko ba ñoom luñ ci musul jàng mu jàngal leen. Cheikh Omar ni leen ba ngeen xëyee ba léegi yéenay laaj may leen ma benn question laa am man Cheikh Omar ba mu indee question ñoom ñëpp seen sikki mi dafa gane ji seen dënn yi ñu ni yàgg foofu la leen Cheikh Omar wax ni seen slogan bi dindi leen ko misluka alf waaw illa Omar ba mu des man Cheikh El Hadj Omarul Fouti tant que maa ngi Misra gisuma ku ma sut fii dindi leen ko ba ma génn moo tax Mouhamad al Maghribi moom yéemu ci Cheikh Omar moo tax lam ko jox ci or bari na lam ko jox ci ay gëléem bari na lam ko jox ci ay armal yoo xam ni moom ñi mu àndal bu eggee moom la war a armale ak alal ba pare gunge ko garantir ko Cheikh Omar soo ko mën a jublu nag makkatal mukarram fa tabaarakallaahu Cheikh Omar dugg na Makka mi ngi jëm Makka mais maa ngi laaj sànq nan la dundee woon ak tubaab yi waaw balaa danaa ci ñëw tuuti parce que moom dalante na ak Faidherbe dalante nañ mais biñ ci gën a jàpp mooy bi mu dalanteeg moom ci Madina Madina dëkk mi ngi ci terre malienne man personnellement dem naa ba foofu mais montagne bi mu dalante ak Faidherbe tey boo fa demee buñ la waxee ni la fii Cheikh Omar tubaab bi sëkkatal na ko fii mu rëcc leen ba pare teg leen lu metti maanaam duma yooyu mu duma Faidherbe ci Madina ba léegi nii dafa naqari tubaab bi parce que ak possibilité yi ñu amoon yëpp armement yi ñu amoon yëpp ñu dalanteeg Cheikh Omar mu tànc leen foofu tenir leen tête ba pare duma leen à Madina googu fa la président Lamine Kouré Gueye juddoo ñu bari dañoo jàpp ni Ndar la juddoo mais foofu la juddoo Madina boobu mi ngi ci biir Mali boo demee foofu martyr ya fa faatu ci xeer yi la ñu gas pour suul leen fonkal mu toll noonu dina reculer kooku du koy reculer waaw kooku du koy reculer waaw Faidherbe bu moomu dem na ba Cheikh Hadji Omarul Fouti jaaxal na ko parce que li ko yéemoon mooy Cheikh Omar alal bi mu yore fan la ko jëlee ba mën a financer jihad bu toll nii. alal jooju nag richesse su Cheikh Omar boobu. jaaxaloon na ma waaw richesse boobu benn am na ci lu bare loo xamante ni xam nga maa ngi woon toll ci kële mais xaaral ba ma eggale foofu maanaam richesse su Cheikh Omar dafa yéemoon Faidherbe dafa yéemoon Faidherbe gëstu na ko ci bépp côté wax nañu ni sax looloo jaral moom mu dem jàng la langue arabe. lu mu doon liggéey moom. waaw non c'est-à-dire li ko yéemoon mooy jihad ji parce que Cheikh Omar daan na taaj juróomi téeméeri ndab ci añ ak réer ak ndékki par bés te ndab lu nekk juróom benni ponkali soldat dana ko wër te ndawal la ñuy lekk te Cheikh Omar rek képp kott kese dong moo ko doon financé ci barke kursam kooku am na morom waaw léegi ñu Faidherbe loolu moo ko yéemoon alal jooju fan la jóge loolu yéem na ko parce que nag foofu dinaa la wax benn affaire yàlla mayoon na ko nag ismullahi lazam mu koy manipuler aussi nu mu ko neexee te lu ko neex aussi la ci daan def li la koy wan bi mu eggee makkatal mukarram ba gisee Mouhamadul Ghani ba pare après aj ji ba gannaaw ba mu yëkkatee jawaahirul maani jox ko Cheikh Omar jël jawaahirul maani mu ni ko ndénkaanu Cheikhu Tidiane la Cheikh Omar ni ko ba kañ mu ni ko ba yowmal qiyaamati Cheikh Omar ci aj googu la téye jawaahirul maani fu mu amee temps libre mu sëgg ci fu mu amee temps libre mu sëgg ci ba aj gi jeex bi aj gi jeexee ci la topp Mouhamadul Ghali ñu jógee Makka dem Madina ba ñu demee topp na Mouhamadul Ghali bu ñu yaakaar ni Cheikh Omar dafa tëb rek am li mu am de dafa jaar fii ñëpp di jaar dafa tarbiyu Mouhamadul Ghali fóot na ay yéreem togg na jox ko mu lekk wallaay daan na jekki-jekki ni Mouhamadul Ghali ab taalibe sañ naa yalwaanal sëriñam waaw mu ni ko maa ngi lay yalwaanal te ñëw looloo waral mu daan génn Madinatul Munawwara di dem Cham ak réew yu bari yu wër ardul Hijaaz dem na Cham fekk buur bi doom ji ñu baal ma ci kàddu gi dafa dof Cheikh Omar faj ko mu xëpp ko alal ju bari mu ñëw xëpp ko Mouhamadul Ghali mën naa la wax ni la Mouhamadul Ghali Cheikh Omar daf ko fekk muy sëriñ daara mu def ko millionnaire wala milliardaire parce que bi mu njëkkee jógee Égypte ñu egg Madinatul Munawwara dafa jóor alal ji moom Cheikh Omar li mu jëlee diggante Maroc ak yooyu astaghfirullah yi mu jëlee diggante Égypte ci Mouhamad al Maghribi parce que tuur na ko alal ju bari waaw
jaar na Palestine jaar na fu bari mais lu mu fa jëlee ci ay alal yoo xamante ni daf ko yóbbaale daf ko jóor def alal ji ñetti pàcc ñetti cër mu ni cër bu njëkk bi mu ni Mouhamadul Ghali kii def naa ko hadiya ci ahlu baytu rasul ku fonkoon waa kër yonent bi mooy Cheikh El Hadj Omar Fouti ku fonkoon waa kër yonent bi mooy Cheikh Omar mu ni benn part bi ci alal ji def naa ko hadiya ci ahlu baytu rasul te yow kenn gën la cee yeey parce que shérif pire mu jël benn part bi jox ko Mouhamadul Ghali ñaareelu part bi mu ne ko def naa ko hadiya ci xalifa Cheikhu Tidiane ci kaw suuf te mooy la yow yaay xalifa Cheikh yëkkati deuxième part bi jox ko ñetteelu part bi mu ne Mouhamadul Ghali def naa ko hadiya kullu kuy Tidiane ñun ñi sax joxale waa leen suñu hadiya ñun apprenti Tidiane wallaahi fa tabarakallah mu ne ko te yow yaay seen kilifa kon yaay na la muy jël alal yëpp jox ko Mouhamadul Ghali dafa jaaxle ba def ni kii est-ce que nit la kooku mooy Cheikh El Hadj Omar Fouti ku koy il était très riche waaw nekk aussi borom xam-xam yor ci baatin lu benn doomu soxna yorul ba pare mu bàyyi loolu lépp daal di fetal jiyaar loolu ab ragal mën na ko déedéet waaye sëñ bi mais c'est-à-dire ñàkk koo xam moo tax sax ñuy am leen lu ñu teg ci moom waaw non xam nga sëñ Cheikh Tidiane Sy dafa wax ni l'ignorance n'est pas forcément l'absence d'une culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance dañuy wax ni l'ignorance coûte plus cher l'ignorance coûte plus cher que on peut dire même l'éducation ouais l'ignorance coûte plus cher que même l'éducation donc bu ñu demee ba nit am na loo xam ni soo ko gisee ci moom da nga kii li nga ko war a jàppe rek mooy kii c'est un ignorant waaw quelqu'un qui n'a rien compris mooy xool Cheikh El Hadj Omar Foutiou di ko adressé le mot daw. mais xam nga loolu télé yi ñooy jay nit ñi. télé yi. ak rajo yi. dañuy jay nit ñi. ba ñu wax lu ñu xam. waaw mais xam nga le problème d'un responsable sénégalais. reste un problème d'entourage. Mon cher frère. Car il y a des informateurs mais il y a aussi des menteurs de grand chemin. parce que am na loo xamante ni c'est un langage ordurier. nga di ko yëkkati di ko teg aussi ci daru nit yàlla di tudd naa fi benn aaya alquran waaye la ci yàlla teg ci xadisu qudsi yi moo gën a gaaw man aadaanii waliyan faqad azantuhu bil harb ku tooñ wali nee na bu mu ko wax dara na noppi rek mu ni man yàlla déclaré naa ko guerre kooku ko def man aadaanii waliyan faqad azantuhu bil harb ku tooñ wali yu man déclaré naa la guerre te guerre boobu danaa ko topp ba ci say sët yàlla na ci yàlla musal moo tax tooñ wali yu garaaw mais noonu la grave tamit aussi nga liggéeyal nitu yàlla mu gërëm la xam nga lu tax parce que boo ko liggéeyal mu gërëm la day law ba ci say sët dégg nga wax bi moo tax tooñ wali yu garaaw nañ ci bàyyi xel surtout réew mu mel ni Sénégal nag léegi dafay yomb lool Pape li nga wax am na solo trop mu laaj émission bu nga xamante ni dafay nekk sur les traces de Cheikh Omar Foutiou incha allah boo xam ni dafay yaatu Sénégal gépp jot ci mu doon loo xam ni dinañ ci jànge xale yi jàng ci mag ñi xamuloon sax jàng ci effectivement loolu faaw ñu def ko mu doon lu nga xam te ni lu yaatu lay doon sa dernier mot la lay doon non sama dernier mot mooy ma wax ni le djihad omarien mu ngi départ Dingiraay en Guinée bi mu déparé Dingiraay il a ravagé tous les royaumes bambara il a ravagé tous les royaumes bambara Cheikh Omar Foutiou tuubal na 70 rois yoo xam ne c'était des païens xamuñu woon luy yàlla kon kooku du moroom déedéet kooku du kuy taw déedéet koo xam ne tuubal nga 70 rois ñu bàyyi seen lépp ñëw ni la embrassé nañ l'islam dikk ak seen doole ak seeni soldats kooku ak malul kuma la dañu def très attention ci wax wallahi wax dafa garaaw bi ci des mooy koo xamante ni aussi de Dingiraay à Hamdalaay il a ravagé tous les royaumes bambara c'est l'homme qui a conquis le Ségou waaw dàq buur bi mu fatu Masina mu dabu ko kooku c'est pas quelqu'un qui fait des reculs malheureusement temps bi njatt nañu wallahi xaju fi pour ñu tàbbi ci jihaatam ak wax ni mu fin et tout waaw mais daal li ñu mën a wax mooy nañu def attention ci waxin parce que wax dafa garaaw te accident yëpp moteur dina accidenté nga dem dugal ko réparer ko mu dawaat
muy oto wala muy leneen. waaye làmmiñ. mais làmmiñ bu xësee accidenté jeex na kenn mënu ko daw. te jaru ko sax ndax ñu Sénégal gi ñu nekk lépp suñu mag ñi dañoo tegoon rek ci yoonu siratal mustaqim nekk ci di jaamu yàlla donc te ñëpp ci Seydina Mohamed lañ jëm. wallaay bu kenn nag xeebal nit lu mu def ci lu baax. waaw léegi li la koy wan mooy en 1845 bi mu diggee Makka dellu si Nigéria à Sokoto Cheikh Omar lal na foofu majalis. Pendant 7 ans il a dirigé le Nigeria l'armée nigériane. Cheikh Omar boot na ko def jihaad ci wetu buur bi fédérer les guerres intertribales waaye kooku du nitu kese waay. c'est un surhomme. kooku bu ñuy wax ci moom nañuy xoolaat li ñuy wax. kooku benn taal bu amee Afrique parce que bu ñuy wax intégration africaine kooku la. ndax benn taal moo fi ne. foo gis muy boy ci Afrique moom la ñu tibbal ci moom la ñu tibbe xal dem boyal. foo mën a dégg ma. wala ñu ronk gilint dem boyal. pendant 7 ans nit ak jinne di ko fekk si mu leen di jàngal ba ci maamu Barack Obama. il a quitté le Kenya pour ñëw fekk Cheikh Omar à Sokoto. majalis boobu Cheikh Omar def à Sokoto. maamu Barack Obama jaar na foofu. déggal ma loolu. le Cameroun di ko fekk si Tchad Nigéria Togo réew yi wër Nigéria yépp ñëw di fekk si Cheikh Omar di jàng si ponkal yi ngay dégg zone yooyu yépp ay Bénin yépp daan nañ fekk si Cheikh Omar foofu ci majalis boobu. Pape lii dafa neex. mu jóge fa en 45 def direct Guinée Conakry. booba fekk na jot na ndigal ci yonent bi pour rencontrer ñett ñooñu nga xam ni ay waliyu lañ woon yu jàppoon ni ñoo sut Cheikh Omar. muy Thierno Saadou mu Daleng Thierno Mariette Dimassi ak Thierno Omar Bombeya. donc bi mu jógee foofu tamit dafa ñëw Sénégal pour wax la ponkal moomu du ku ñuy teg yenn kàddu yi. ba mu dellu see Sénégal dafa def direct Fouta. ba mu demee Fouta saafoon teg njabootam dellu si def direct Pakaaw mooy dëkk bu ñuy wax Sédhiou benn guddi la fa Cheikh Omar fanaan daal di quitté Sédhiou dugg Gambie ba mu ñëwee Gambie fa la daje ak famille Mamadou Diallo Cheikh Omar ba mu jógee tukki ñëw ëndaale gratu xalif général de l'Afrique occidentale pour propager la Tijania famille Mamadou Diallo boobu la njëkk a jox salatu fatiha en Gambie. est-ce que. bi mu jógee foofu mu wàcc si Sénégal bi daje ak Maba Diakhou Ba à Kabakoto en 1846 dégg nga wax bi foofu la daje ak Cheikh Omar fekk Maba Diakhou def nañ introniser nañ ko almaami du RIP 10 ans mënul yëngatu parce que mënul yëngatu te dajewul ak Cheikh Omar ba jot jihad bi. jot aussi la Tijaniya malheureusement temps bi ñett nañu. mais daañu ci waxtaan parce que. dinañ waxtaan ci dafa am benn. ci moment yooyu ci la jaar naawel. waaw fekk fa soxna Asta Walo mi jur soxna Jaara mu meññ Cheikh Ahmadou Bamba. dégg nga wax bi. ci moment yooyu ci la jaaraat gaaya fekk fa Alfahim Mayoro mi nga xam ni mook ndeyu Cheikh El Hadj Malick ay ñoo bokk deret. dégg nga wax bi. ci la jaaraat fu bari ci réew mi. ci la jaaraat même dans le Fouladou fa la joxañe Moussa Molo Baldé. Molo Baldé le père de Moussa Molo. Cheikh Omar joxoñ na doom jooju ba turu Moussa bi sax moo ko jox baayam. est-ce que. kooku nañ ñu wax leneen. ci moom waaye lu ñu mën a dégg nañ ñu wax leneen. waaw nañ ñu wax leneen lu ñu mën a dégg. te loolu te ñi mu fi bàyyi sax ay ponkal la ñu waxuma la ak moom. effectivement ñi mu formé bàyyi leen sax ay ponkal la ñu waxuma la ak moom. daf ci am benn wax boo wax sànq. ci bi mu demee ba dajeeg Cheikh Mouhamadul Ali. di ko wax. ni ko taalibe sañ naa yalwaanal sëriñam. effectivement mu may jox. la Joor waxoon. effectivement. waaw xam nga pour ma wax la foofu benn affaire rek mooy loolu Cheikh Omar moo ko mus a defal Mouhamadul Ghali ba mu ko defalee ba pare amul kenn ku ko ñaareel ku dul Lat Joor Ngoone Latiir face à Maba Diakhou. Maba Diakhou wallaay te Maba Diakhou isnu bi mu fetale jaar mi ngi ko jotee ci Cheikh Omar. wallaahi xool loolu. isnu bi mu fetale jaar. mi ngi ko jotee ci Cheikh Omar. wirdi Tijaan mi ngi ko jotee ci Cheikh Omar yooyu yëpp temps bi moo ñu ko dul may nekkoon ma détaillé ko. mbokk yi foofu la ñuy tëjee parce que Pape boo ko toppee yaramam tàng na. Lat Joor il faut nit ñi def attention ci côté ceddo bi ñu koy dugal ba mu ëpp. parce que def na jihaad. loolu beneen la. loolu beneen histoire waaw loolu beneen affaire mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant li ñu cëraloon ci waxtu jot na ba romb sax. waaye waxtaan bee neex te am solo. ndax kii ñu jàkkaar lool
muy Pape di wax li nga xam ne daf koy teg ci yoon teg ko ci ay loo xam ne saa bu joxee illustré benn exemple bu nga xam ne lu patent la donc c'est très important ñu koy gërëm bu baax a baax di la sant di la nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla nga yàgg fi yàlla rafetal xam-xam bi ak defal la teranga ju yaatoo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk internet yi ki fi nekkoon di leen ko defal muy Papa Assane Mbaye seen mbokk seen xarit doon def rek mooy jaar-jaaru mag ñi di wax ni que beneen yoon rek ci Tiv Info incha allah ngeen suivre ko bu baax a baax te aimé page bi jërëjëf